Sori Kaba mi nekkoon directeur des Sénégalais de l'extérieur te ñu bëri jàpp ni kon li mu wax ni président Macky Sall du am ñetteelu mandat moo tax ñu dàq ko Abdou Mbow nekkoon boo nekkee ci barab da ngay sàmmoo ko la ñu bëgg te it njiitu réew mi la yoon may muy yéegal la ko wàcce maître Assane Dioma Ndiaye mi jàpp ni kon Moustapha Ka ak Samba Ndiaye Seck te ñu dàq leen kon loolee politique rek moo nekk ca gannaaw mbiri ñetteelu mandat itam laaj nañ ci askan wi seen xalaat di ngeen leen dégg ci biir Midi Culture Tata ligne 39 ligne 59 ligne 63 ak ligne 69 dawuñu ndax nee nañ parking la ñu bëgg reportage bi tey taxaw seetlu lañ def ci ñuy bàyyeekoo fii ci Almadi ak ni ñuy amee ay jafe-jafe ci lu leen yóbbu fa nu jëm li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon artistes sénégalais yi am ay trophée ca biti réew maison culture urbaine ak lëkkaloo bi ñuy waajal nataalub El Hadj Diouf woykat gan gi ak li yëglekaay yi xëye tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëgg yi moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal maam ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel na ma leen ko waxee ca bopp ba rek laay duggee génn ci yaatal gi ak directeur des Sénégalais de l'extérieur di Sori Kaba mi nga xam si kon démb la njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall xaatim ab décret daal di ko fay jële loolee nag tax ba ñu bëree bëri jàpp ni ñetteelu mandat ba mu waxee woon ca RFM ne président Macky Sall mënu ko am loolee moo ko waral Abdou Mbow daal ni kon sore na lool ak loolee te it boo nekkee ci barab faaw nga respecté li nga xam si moom la barab ba di doxe ñu teewlu ko ay kàddoom moom Abdou Mbow. nit dafa am foo xamante ni fa lay jaar surtout soo nekkee fonctionnaire bi nekk affaires étrangères ñi may déglu xam nañ bu baax li may wax donc monsieur Sori Kaba wàllu li mu wax ay waxu troisième mandat ak yeneen président Macky Sall dafa dajale ñëpp wax leen benn wax bu leer ne leen tey jii ba ñu faloog léegi matagul juróomi weer wala juróom-ñaari weer ci lay yem mais tey jii bu ñu fi nekkee naan ay kii koy remplacer deuxième mandat troisième ak quatrième je pense que loolu sénégalais yi xaaruñu ci ñun ci loolu sénégalais yi xam nga ci lan la ñuy xaar transformation bi nga xamante ni tàmbali nañ ko def ci Sénégal diggante 2012 ak léegi nan la ñuy def ba loolu ñu gën koo ñoŋal ba sénégalais yi képp koo xamante ne nii yaa ngi dégg wala nga gis président Macky Sall ni muy transformé xar kanamu Sénégal nga mën ci gis sa bopp waxi politicienne munu koo muur wala munul fexe quand même nga ñëw ci loo xamante ni ëllëgu sénégalais yi ci boppam da nga koy mettre en jeu. kaddu yi Abdou Mbow bu weesoo Sori Kaba mi nekkoon directeur des Sénégalais de l'extérieur tamit am na ñeneen ñaar ñu tekki seen ndombal tànk ni ki démb mu di Moustapha Ka mi nekkoon directeur des droits humains ak Samba Ndiaye Seck mi nekkoon directeur de cabinet ministre de la justice moom it ñoom ñaar it démb kon la ñu daal di tekki seen ndombal tànk tax maître Assane Dioma Ndiaye mi jiite Ligue sénégalaise des droits de l'homme jàpp ni politique rek moo nekk ca gannaaw ñu teewlu ko moom maître Assane Dioma Ndiaye. Moustapha Ka buy wax danaan comme ni ko rapport bi waxee Sénégal nee na tegagum na jéego nangam jëlagum na décret de grâce mais loolu moo tax ma ne lii day doon loo xam ne du doy waar loo xam ne mun nañ ko méngale sax ak li ñuy wax injustice wala persécution boo xam ne parce que ki nga xam ne danaan rapport bi du wax ci boppam day yor rapport ñu koy poser ay question ci rapport parce que Sénégal balaa ñu koy poser question day présenter rapport ñu laaj ko yan jumtukaay nga jëlagum pour méngale sa jëfin ak li comité bi waxoon nga ne defagum naa nangam li des nag ci diw la des moo war a ñëw wane ne am na préjudice nangam du Sénégal moo ko koy defal bu révision procès bi Cour suprême am na disposition yu mu prévoir mais fonctionnaire bi wax loolu mais wàccul yoon li mu wax d'abord dafa rappeler état suñu législation ñaareel bi mu wax aussi li nga xam ne Sénégal def na ko te loolu bu ñu ko defee parce que Sénégal mi delluwaat ci comité bi moo nangu woon décision comité bi parce que bu ñu la nee jox nañ la délai nangam pour nga def nangam boo d'accordul da nga naan comité ba du ma fa taxaw parce que ñoom man dama am souveraineté yow reconnaître ma comité boobu mais mu def loolu ba pare say ndaw dem toogal leen daal di leen toroxal de cette manière mel ni ñii dañoo demoon duñu tekkiwuñ dara duñu ay hauts fonctionnaires. mu nekkoon kàddu ya Assane Dioma Ndiaye ñu wax ba tey ci wàllum ñetteelu mandat yi tax tamit askan wi joxe ci seen xalaat ñu bëri nag li ñu wax moo di président Macky Sall lim ci waxoon leer na ba noppi ndax moo ni woon du def ñetteelu mandat amit ñeneen ñu ca gis ni leneen la ca nar ndax lu mujj li mu jëfee loole mooy tekki ni am na ak lees waxul ñu teewlu ñenn ci ñoom seen i kàddoo ngi nii dénk nañ ko Aminata Ba. dafa bëgg troisième mandat rek ñëpp xam nañu loolu dafa bëgg troisième mandat loolu lay doxalee kii lu mu wax benn problème amu si. defe naa ne moom coow li moom warul bëri quoi concernant loolu
noonu je pense que aussi il est apte à dire tamit lu mu war a wax parce que bon xam na ci dara te comme ni ngay wax tamit quoi population bi xam nañu ne lépp ne c'était juste 2 mandats consécutifs donc bu dee tamit loolu am na rek mooy am na leneen daal lu ci làqu daal am na leneen loo xamante ne daal làqu na ci te bëgguñu koo wax nit ñi. waaye xam fii Sénégal moom xam nga li ñu yàq mooy dañuy xam nga on parle trop souvent vite quoi. mais ñëpp xam nañ ne soo ko seetee affaire boobu xëy na peut-être daf ko métti le fait ñu koy répéter wala aussi mu doon loo xam ne intention la moo tax bon laa ne moom tout le monde ku si ne yaa ngi douter actuellement ku si ne yaa ngi douter sincèrement parce que en fait su fekkoon ne lii amu si intention bon du ko limogé. dafa def loo xam ne peut-être newul si cadre affaire loi bi quoi tu vois xam naa looloo tax nag gars yi punir ko parce que aussi boo nekkee Sénégal da ngay def très attention si li ngay wax xam nga parce que le président Macky Sall bon c'est le président donc moom am na côté yu bëri yoo xam ne il va pas tolérer waaw donc xam naa peut-être aussi dafa def loo xam ne waru ko woon def rek looloo tax. mi ngi noonu kon nekkoon xalaatu ñenn ci askan wi jëmale ko ci ñetteelu mandat ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñaari simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. lii ponk la ci li gën a fës ci Midi Culture mu di kon ligne 39 ligne 59 ligne 63 ak ligne 69 ñoom nag dañoo xëy démb ak tey ni duñu faste xànc ak moromam li ko waral moo di kon naqarlu seenu nekkinu liggéey waaye tamit ñuy sàkku ci nguur gi ñu defaral leen parking boo xam si dinañ fa mën a gaare reportage u Maymuna Ñing. chauffeur sec receveur yi nekk ca garage yu Jàmmalaay dañoo xëyee ab grève démb ngir nakarlu anam yu métti yu nekkee ci seeni liggéey Amadou Samb secrétaire transporteur duñu gën a leeral lu ni mel. arrêt de travail la ñu def waaw parce que condition yu liggéeykatu AFTU nekk ku nekk xam na ne en 2005 ba léegi situation condition travail yi dara baax malgré loolu ñu ngi koy muñ di xeex pour am ay contrat yooyu mais tey li gën a taxaw tey ñu def arrêt de travail bi c'est parce que lii ñii fi nekk xoolal ñaata oto nga gis ñu taxaw fii te am na yoo xam ne ña nga côté Tëngéej yeneen ñu ngi si yeneen terminus amuñu fu ñu leen di gaare soo waxee transporteurs yi ñu ne la statut moom moo war a créer ay terminus soo waxee statut mu ne transporteurs yi travail yi nag dañu sonn parce que ba ñu nekkee fee booru plage bi espace bi rëy na mais dañu xëy waa maire bi ñëw ne dañ leen fay jëlee. chauffeur si ñoom di ñaan ñu gën leen a jox seeni àq ak yelleef. ñun dañoo xëy garaw depuis 5 heures du matin ba léegi ñun ñoo ngi taxaw fii xëy ñu gontuñu duñu dem fenn tant que du borom oto yi dañoo régler suñuy problème parce que ñun 8 ans 9 ans ñoo ngi liggéey ci oto yi amuñu embauchement amuñu retraite amuñu conseil amuñu dara la ñu am ngir ñoom nañu wuti terminus def fa la fa war yëpp toilette tout lépp kii après ñu jublu nag ci suñuy mbir ñun liggéeykat yi dañ ñoo war a embaucher wala ñuy defal ñu ay contrat wala ñuy defal yëpp defaluñ ci dara. ñàkkum terminus toilette ba ci ñàkkum contrat de travail bokk na ci li chauffeur sec receveur yi di ñaawlu ba tax ñuy xamle ni buñ saafarawul seeni jafe-jafe dinañ nasaxal dem beeg dikk bi. Maymuna Ñing reportage bi tey it wàllum dem beeg dikk bi lan ko jagleele sabab li moo di bàyyeekoo fii nii ci diwaanu Almadi dem ci yeneen i barab fii nii ci Ndakaaru loole ku ko bëgg ba moytuwul di nga mel ni kuy daw Safaaka Marwa ndax oto nga dul gis tey taxi boo arrêté daanaka prix bam lay wax dina cher ba àgg ci lool reportage Aïcha Sall. yenn heure yi fii ci Almadi askan wi di jànkonteel ay jafe-jafe ngir am oto ñaari mag yi ñu fekk ci arrêt bus rond-point Almadi di ko dëggal. fii moom oto problème oto moom am na surtout Almadi bi heure bi bu la fekkee fii pour nga am oto problème la léeg-léeg 18 heures fi lay fekk léeg tamit boo sonnee nga jël tata boo yeggee école normale mu wàcc la boo yeggee tamit école normale moom problème bi foofu la tamit pour nga dem ñibbi sa kër Grand Dakar sa problème la. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de clients qui waaw bëri na ay clients yoo xam ne dañuy taxaw ci arrêt bus yi te duñu am oto ndax bus Dakar dem dikk yi sax ñoom seen bopp doyuñu moo tax faw rek ñu yokk seen bus yi yeneen façon bus yi moom doyul. le transport ne marche pas du tout. soxna si di xamle ni lu ci ëpp sax dañu koy yóbbaale. wax dëgg fii moom dañuy am problème kii ni ñu ko waxee circulation problème oto yi surtout nag boo amee fête nii wala nii day am ay problème pour nga am oto sax problème léeg-léeg sax dañ lay yóbbaale ñun keroog sax si lundi bi moom may vendredi bi passé dañ ñoo yóbbaale. Almadi bokk ci dëkkuwaay yu gën a xëccu fii ci Ndakaaru li koy firndeel di jafe na lool am oto bu la yóbbaale yenn heure yi ba tax ñi ñu fekk ci arrêt bus bi di dëggal ni nu mel. Aïcha Sall Midi Culture midi moo jot ba tegal fukki simili ak benn ci aéroport international Blaise Diagne.
bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Penda Badji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck maa ngi nuyu également suñu auditeurs ñuy suivre. Gambie la ñuy doore ak audition bu Edouard Singate mu mel ni jeex na. Moom Edouard Singate doon numéro 2 ci régime mu Yaya Jammeh audition yi ñu doon amal nag ngir indi ay leeral ci tuuma yi ñu teg ci kawam jeex na moom mi fi nekkoon jëwriñ bi ñu denk wàllub défense jóge na Nigéria ngir indi version am ci coup d'état ba fa amoon atum 1994 mu jiite woon ko moom nag nangu na ni ci kanamu enquêteur ya ni moom jot naa faat ay bakkan yu bëri bokk na sa ñetti soldat ya bëggoon amal ab coup d'état ci seen kaw weerub novembre atum 1994 waaye nag nanguwul ni moom bokk na ci ñi faat ministre des finances boobu di Ousmane Koro Cissé atum 1995 moom mi le nag mun na dellu kon ca Nigéria ba mu nekk ak xel bu dal te xaarandi commission de vérité ba fi lekk benn at ci kanam ngir yeneen i poursuite. France la ñuy utali wax ci juge yi nga xam si ñi ngi doon xoolaat demande de liberté de remise en liberté bu Boulkani. tey ji yemook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre ci la ñuy étudier waat demande de liberté de remise en liberté bu maire bu Levallois-Perret di Patrick Balkany moom nag dañ ko condamné woon ñeenti atu kaso tegaat ci yeneen juróomi at ngir blanchiment ci weerub octobre bile fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ci fàttali nag moom fukki fan ak ñett ci weeru septembre ci lañ ko njëkk condamné ñeenti atu kaso yooyu le ginnaaw mandat de dépôt ñi yore layam nag jot nañoo def ab appel aussitôt ngir ñu daal di koy bàyyi ci na mu gën a gaawee ndaxte ñoom dañoo wax ni rek moom dafa am ay jafe-jafe ci wàllub wérgu yaramam waaye nag terewul tey jii daanaka ci la ñuy gën a xam lan mooy ëllëgu boobu lay demoon nga xamante ni ñu yore layam jébaloon nañ ko. ñu jeexalee ca Chili mu mel ni kon njiitu réew ma ak dal la fa bëgg. njiitu réew ma ab dal la fa bëgg ginnaaw yëngu-yëngu yu métti yi amoon tax ba fukk ak ñaar daal di cay ñàkk seen bakkan moom président bi di président bu Chili daal di ne nag sàkku ci waa kujje gi ñu daal di amal ab ndaje bu yaatu ngir xool ani yan dogal la ñuy jël teg ko ci taabal bi ngir rek jàmm mën a dellu ci boobule réew waaye nag yemuñu ca ndaxte manifester ya daanaka jeexagul ndax tey jii dinañ fas yéene amal yeneen manifester ni ki fii ak ci kanam ëllëg itam ci talaata ji ñoom fas yéene nañu amal yeneen i manifestation donte ni sax seen manifestation yi ñu génn dañoo jëloon seen ay pancarte daal di cay bind ni ñoom guerre amul seen dëkk nous ne sommes pas en guerre waaye nag dañuy sàkku ci nguur ba mu daal di jël ay matukaayam yi ca war ngir rek jàmm ga mun a am ca boobule réew di Piñera. mi ngi noonu kon Penda Badji ngërëm ñeel na la ci xibaaru biti réew yi ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu bépp auditeur bu rajo King FM. Ballon d'Or 2019 bi Sadio Mané mooy favori bi ci gis-gisu Didier Drogba. moom doomu Côte d'Ivoire bi doonoon ak football kat moom sax moo fas yéene doon maître cérémonie bu remise maanaam jébbaleek trophée bi fësal rek wala sargal football kat bi gën a xarañ ci atum 2019 bi moom dafa jàpp ne attaquant sénégalais bi di Sadio Mané at mi mu def amul ku def lu ëpp loolu ba tax mu teg ko sax ci kaw ki nga xam ne moo di Lionel Messi ak Cristiano Ronaldo. Didier Drogba yëkkati yile kàddu ci plateau chaîne télé bi di l'équipe ca réewum France ñu teewlu ko. Si je me souviens bien, en 2010, Messi ne remporte. su ma fàttali ko ci atum 2010 Messi coupe du monde ba mu defoon dafa yemamaay monte nag moo jëloon li nga xamante ni moo di ballon d'or bi. Sadio Mané même bu fekkee ni sax def na coupe d'Afrique boo xamante ni demewul noonu yóbbu na équipe am ba final ba noppi jël li nga xamante ni moo di final Ligue des champions bi def saison bu am solo ca Angleterre dëgg la nag Cristiano Ronaldo ak Messi ñoom ñoo fi ne wante Mané moom nag mérité na li nga xamante ni moo di ballon d'or bi ndax Mané joueur bu xarañ la nekkul koo xamante ni nag dafa nekk ci réseaux sociaux yi amul publicité itam waaye talent baa ngi fi ñaari at ci ginnaaw boo fàttalikoo dafa def kon ay match yu am solo ko Liverpool jamono ji surtout ay bés rek des ñu daal di joxe li nga xam ne moo di ballon d'or bi li ñu nemmeeku moo di lu ñu jël lii di performance su joueur bi ci terrain bi ay yeneen yëf lañ ciy boole li ci mel ni wàllu marketing bi yooyu yëpp kon daf ci am solo te Sadio Mané tànnul loolu c'est dommage. Ballon d'or
kaddu ko Didier Drogba yooyu Modou Fall moo ko tekki ci wolof. Sadio Mané bokk nag ci fanweeri nommé yi nga xam ne kenn ca ñoom moo fas yéene gàddu ballon d'or bi ci fanweeri juróomi ay doomu Afrique lañ bokk na ca doomu Sénégal beneen di Kalidou Koulibaly ña ca bokkul nag te bett ñu bari bokk na ca doomu Croatie bi di Luka Modric mi nga xam ne moo gàddu woon ballon d'or bi niki daaw naka noonu doomu Brésil bi di Neymar bokkul ca liste googee. football la ñuy des ba tey wax ci mondial U17 ak gaynde yi nga xam si daanaka yu bës rek moo leen dese waaye jamono ji jàpp nañu confiance. jàpp nañu confiance équipe nationale bu Sénégal ñi amagul fukki at ak juróom-ñaar seen ñett jongante wàccaay yëpp dañu caa am ndam ñetti bal ci dara la ñu daanoon Sport Club Primavera ñetti bal ci dara it la ñu daanoon Brasilique démb ñeenti bal ci benn la ñu daan réewum Haïti ca Sao Paulo ca Brésil la jongante yooyee doon amee ci bu nu ko tënkee nag daanaka gaynde yi dugal nañu fukki but benn but rek la ñu daal di encaissé ka leen di tàggat nag di Malick Daf jàpp ne donte ne am na ñetti ndam dugal ay but yu bari waaye doyul daañu gën a indi ay coppite ci li nga xam ne moom moo des ngir mën a am ak coupe du monde bu baax foofee ca Brésil nga xam ne compétition bi ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre lay tàmbali fas yéene jeex fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre gii ñu jëm fàttali ne Sénégal mu ngi ci groupe D bi ànd ceeg États-Unis d'Amérique Japon ak Pays-Bas. football ba tey ci la ñuy des wax ci Ligue des champions bi nga xam si ñetteelu bëccëg bi tey ci talaata ji lay door. ci groupe A bi daanaka Real de Madrid jongantem tey ñu bëri daañu ko bàyyi xel ndax joueur Zinedine Zidane yi nga xam ne ñoo nekk ndade ci seen poule ak benn poñ képp faw rek ñoo am ndam tey ci kaw Galatasaray foofe ca Turquie ngir mën a am yaakaar ne daanu mën a qualifier ci ñaareelu phase bi bu fekkee ne nag amuñu ca ndam wala lu yées loole. Daanaka taskatu xibaar yi nekk foofee ca Madrid ci capitale bu Espagne jàpp nañu ne Zidane moom ku moyul daanu ko dàqee foofu ca banc bu Real de Madrid beneen jongante bi ci groupe A bi dina dox diggante Club Bruges bu Crépin Diatta mi dalal Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye mi nga xam ne gaañu bi mu amoon fan yi weesu moo tax du bokk ci googulee jongante yeneen jongante yi jàpp nañu ko ci groupe B bi Tottenham dina dalal Étoile Rouge bu Belgrade Olympiakos di dalal Bayern Munich ci groupe C bi Shakhtar Donetsk dina dalal Dinamo Zagreb Manchester City di laale ak Atalanta Bergame groupe D bi Atlético Madrid dina tase ak Bayer Leverkusen Juventus Turin bu Cristiano Ronaldo di tase ak Lokomotiv Moscou eggali gi suba lay doon. lutte di lamb la ñuy jeexale Siteu ak Papa Sow combat ba taxaw na. promoteur bii di Pape Abdou Fall moo daal di tëgg googale combat diggante ñaari kàngam yooyu ci wàllum lamb moom njiital Pape Abdou Fall production mi nga xam ne yàggul dara dafa lajj ci combat Tapha Tine Ama Baldé bi mu bëggoon tëgg daal nay dabu ci combat bu mag bi mu jàpp ne fii ak weeru mars atum 2020 war naa am ñu teewlu Pape Abdou Fall. dañ fi daje waxtaanoon ci diggante Papa Sow ak Siteu alhamdulilahi rabil alamin président Babou suggéré ñu combat boobu ba ni ko combat bi kat suñu frère Fallou Ndiaye moom moo ci nekkoon Fallou it ci ak mbaaxam nee ñu président comme da ngeen doon dox la leen sottiwul combat bi maa ci nekkoon waaye jox naa la ndigal jël ko muy lu may rafetlu di ko gërëm di ko sant moom Fallou Ndiaye gërëm Babou parce que combat bi ci 2 heures de temps la taxaw bi ñu ma ko waxee ci laa dem kër père bay 11h30 maa ngi këram génn ko woo max ñu joxoon rendez-vous nii pour finaliser ko lépp dans le cadre de l'intérêt de la lutte delloo avance amul alhamdulilahi rabbil alamin loolu yàgg na ci làmb li doon déranger Pape Abdou Fall moo doon ma waxtaan ak mbër dara desul lu dul jël si avance yi man ma dellu gannaaw wala naan ana guy gi ana Dakar gi mais man ba may nekk di mbébét combat boobu ci ay base yu leer laa ko teg ci ay charte laa ko teg ci ay kilifa laa waxal kooku du ci niveau Pape Abdou Fall alhamdulilahi rabbil alamin et puis bu neexee yàlla ñun PAF production suñu làmb du yàgg saison bi dina ubbi na sax naa ni CNG dina woote pour ñu jël date yi mais du génn mois de mars su ko defee mbër mu ci daan yàlla may ñaanal la yàlla may la possibilité nga bëri fin d'année encore fin de saison. mu nekkoon Pape Abdou Fall di ab promoteur fàttali ne Siteu ak Papa Sow ñu waree laale daanaka seen combat yu mujj yi ñoom ñaar ñëpp dañoo ñàkk Siteu dafa ñàkkoon ci kanamu guy gi Papa Sow Lac de Guiers 2 moo ko daal di daanoon Serigne Saliou xibaaru tàggat yaram yi buur na.
cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Papa Ma Jaxate Sarr xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee ak artistes yu nekk fii nii ci réewum Sénégal te ñuy ràññee ko bu baax a baax ca biti réew Titi sax moo ci mujj ndax moo daal di jël raay ak meilleur artiste ci wàllum jigéen ñi ci Afrique sowu jant loolee tamit fekkoon na ñeneen ñu mel ni moom amoon nañ ay raaya yu ni mel toppandi gi ak Aminata Ba. woykat sénégalais yi di gën a wane seen xarañte saa su ne ci milieu musical bi fii ci biir réew mi ba ci bitim réew Ndeye Fatou Tine ñu gën koo xamee ci Titi jël raaya woykat bu jigéen bu gën a xarañ ci Afrique sowu jant ci atub 2019 bi ñu doon amal African Entertainment Awards États-Unis mu nekk xew-xew bu ñu door ci atub 2015 waaye itam am na yeneen naataangoom yu bay seen waar bu baax ku ci mel ni Kumba Diallo ñu gën koo xamee ci Queen Biz mi xaatim benn contrat ak télévision bi di Trace TV ci diirub ñetti at ñu nar koo gunge ci tournée yi muy amal ba ci ñaari album internationaux yi mu nar a génne ci jamono jooju label Universal Music Africa daal di xaatim tamit ab contrat ak leader bu génération consciente tax Pape Diouf daal di romp ak waa Prince Art loolu nag nar koo ubbil ay buntu yu bëri waaye itam ci atub 2011 la reine du Jolof Band Viviane Chidid jël ñeenti raaya ci juróomi catégorie yi ci Awards Afrotainment biñ doon amal ca New York ba ci 2017 mu daal di jël raaya Best Female Francophone Artiste ci APA Music Awards 2017 lii yëpp nag di firndeel ne musique sénégalaise bi àdduna bi yëpp ñu ngi koy may nopp. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Aminata Ba ñu wax kon ci association africaine bi nga xam si kon dafa daal di bëgg a taxawal édition bu njëkk loolee tamit programme ba ñu ngi ko duppee escale artistique marocaine en terre d'Afrique loolee tamit moo tax kon ki nga xam si mooy njiitul maison des cultures urbaines di Amadou Fall daal di ci am waxtaan wu yaatu Ndeye Mati Dieng. ay artistes sénégalais lëkkaloo ak yu Maroc ngir weccantey xalaat ci wàllum art Africaina amaloon niki démb ab daje ak taskatu xibaar yi ca maison des cultures urbaines ngir leeral Amadou Fall Ba. dafa am benn projet bu ñu liggéey ak suñuy naataangoo yu jógee Maroc benn organisme bu tudd Africaina boo xam ne depuis juróomi at ñu ngi lëkkaloo ak ñoon ci wàllum yaatal art beeg cosaan beeg diggante Maroc Sénégal lu ëpp fukki artistes ak juróom ci ay sénégalais dem nañ Casablanca wala indi seeni naataangoo fii ci ay projet de théâtre hip hop culture urbaine wala danse. ba tey ci kàddu coordonnateur maison des cultures urbaines lëkkaloo bile dina tax ba ñaari dëkk yi gën a xamante ci wàllum art. liñ tàmm gis ci échange yi yëpp da doon nekk diggante réew tugal yi ak réew Afrique yi mais boo xoolee bii ñaari réew yoo xam ne ngi nekk ci même continent ñoo lëkkaloo am na ay pont yu ñu mën a tabax diggante ñaari dëkk yi ñun fii boo waxee Maroc sénégalais yëpp xam nañ ko mais kenn mënoon wax musique marocaine lan lay indiroon par exemple ñoon aussi marocains yi boo fa demee lu bëri intéressé wuñ sax si li am ci côté Sénégal Mali Guinée et cetera dina am benn projection de film bu ñuy def 19 heures dina am atelier de formation yoo xamante ne ci photo la ci vidéo ci muralisme mooy street art ak ci graffiti ak identité visuelle ci graphisme dina am benn concert boo xam ñu ngi koy def fële ci centre culturel Douta Seck vendredi ak Alibeta ak mercredi dañuy terminer fii le 24 25 26 27 fii ci MCU bi mur yëpp dinañ ko defaraat ak artistes sénégalais yi def ci graphe ak muralisme ak artistes marocains yi amul lenn lu marocains yi di def ñoon kase lépp dañ koy échanger ak sénégalais yi te nekkul ñëw pour jàngale ñëw pour weccoo xalaat la rek. muy jeexal di ñaax nguurub Sénégal ngir muy taxaw acteur culturel yu réew mi comme ni ko yeneen dëkk yi di defee ngir seeni doom. boo xoolee ñoon OCP moo leen di jàppale donc loolu ñoon ñu mën a def je pense que ñun aussi fonds de mobilité war na mën am Sénégal fii boo xam ne nañ mën a accompagner artistes yi parce que sénégalais yi chaque année dañuy dem FESPACO chaque année dañuy dem Massa mais même groupe yi ñu choisir sax pour ñu dem Massa dañuy am ay difficultés yu bëri ci ministre bi la ñuy dem mu jàpp si yenn saa bu xaalis amul du ñu dem ñu annulé caisse de dépôt et de consignation am na xaalis te xaalis bi du chaque jour lañ koy utiliser je pense que mënoon na créer benn fonds boo xam dina gën a rapprocher population yi ak institut Africaina ñu sos ko ci atub 2013 ba tey ren di première édition programme bii di escale artistique marocaine en terre Afrique ay acteurs culturels yu ñaari dëkk yi nag fas si yéene weccante xalaat. jaajëf Ndeye Mati Dieng Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. nataal bi tey ñu leen di gën a xamale ko woykat bi tudd El Hadj Diouf moom nag génne na ay woy yu bëree bëri te bi ci gën a siiw mu duppee woon ko melokaan génnoon ci atum 2015 waaye tamit dio boo xam si defoon na ko ak woykat Canada bi di Johnny Reid ñu duppee ko Just One Day Fatou Sow. jaxle ma tax di laaj ndax li woon moom wane ni
Sénégal la juddoo fi la màggee itam bi mu nekkee tout tànk la tàmbali lii di musique daan ci nëbbatu ay parents wam ginnaaw loolu mu wutali magam Abdou Karim Diouf foofee nag la gën a sooboo ci wàllu musique fa la fësalee itam talent wam ci atum 1996 mu dem Montréal ca Québec ngir amal fa ay concert yu waroon durer ñaari weer ca noonee sax la daal di wéyal toog ca Montréal définitivement ginnaaw loolu jot na amal tournée yu bari ci biti Sénégal ci ginnaaw loolu moom ak magam Karim dem nañ ca groupe Jamono Bale jot nañ fa amal sax ay série concert yu bari ca Québec loolee lañ wéyal bañ duppee leen les frères Diouf ci bi ñu lëkkaloowee ak les colocs ci album bi di Dehors novembre ñu woy ci wolof ci la leen nag waa Québec gi yépp tàmbali di xam ci atum 2003 la def ab duo bi mu duppee woon Dundu loolee moo ko may mu am ñetti nomination ca galaawu la disque ci atum 2010 mu génne album duppee ko Axil titre boobu moo ko gën a may tur ci milieu musical bi ginnaaw bi mu toogee juróomi at génnewul album la ñëwaat ci atum 2015 génne Melokaan di ñaareelu album solowam album ba mu woy ko ci rythme reggae jot na def ay duo ak artistes yu bari ku ci mel ni canadien bi di Johnny Head duppee ko Just One Day. If I had one day left to live, suma dese woon benn bés ci dunya. El Hadj Diouf ab woykat bu ñu ràññee la te ca réewum Canada lii di raaye Sénégal yëkkati na ko ca kaw. jaajëf Fatou Sow Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal woykat bi la di Chaka Babs moom nag musicien la mujjee doon producteur gunge na sax ay ndaw yoo xam si ay artistes lañ yu bëree bëri loolee tamit terewul mu ngi woyal woy ba léegi te it mi ngi waajal a génne ab album laaj ak tontu dox na digganteem ak Mamadou Sow. Ibrahima Keita alias Chaka Babs say ay suñu gan si Midi Culture ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bro. ngay rappeur ne si milieu bi lu ëpp 25 ans jamono ji nga taxawal label de production pour jeunes artistes yi loo ñu si mën a wax. benn production bu tudd Dikapong l'année dernière voilà mu bokkoon si nominé yi catégorie meilleur album si Galsen Hip Hop Awards yi donc Baye Mike boobu moom moo ñëwaat ak Kanakat production si album Forza bi nga xam ne mu ngi génn le 7 septembre donc voilà si loolu la ñu nekk ak beneen production benn système bu ñuy wax Lady Wiko ñoom ñëpp si artiste Kanakat production yi donc moom aussi ñuy pare lancé single bu bees bi incha allah le 25 novembre donc pour le moment ñooñu ñooy artistes yi nga xam ne pour le moment Kanakat si ñooñu la concentré wu pour année bi incha allah. d'après sa expérience ci musique yan nga yaakaar ni mooy point fort ak faible yu yenn jeunes artistes yi. problème mu repère la ñu am problème mu repère bon li tax problème mu repère boobu am mooy maanaam dañuy bàyyi li nga xam ne moom la fi grand yi bàyyi moom la fi old school yi bàyyi du ñu jëfandiku ci loolu mais dañuy jëfandiku ci leneen li jóge feneen alors que réalité yi nekk fi ak réalité yi nekk feneen bokkul moo tax forcément ñoom dañuy topp li nga xam ne tey américain bi moom lay def wala français bi te souvent du loolu moom mooy intéressé public sénégalais donc réalité yi nga xam ne moom moo fi nekk buñ ko buggee di xam il faut que ñuy déglu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi yàgg old school yi doon def les mêmes réalités ñu mun a jàpp ci loolu pour mun a wax li nga xam ne dina laal askan bi je pense que loolu rek moom mooy problème bi problème de repère mais booy am nañu talent bind bi mu ngi fi mais problème mu contenu la ñu am et je pense que loolu buñ ci liggéeyee rek dinañu dem ba nga xam ne dinañu mun a laal ñëpp parce que hip hop fii Galsen lu mu njëkk a def mooy hip hop Galsen dafa social voilà donc je pense que socialising boobu moom moo xaw a manqué un peu ci boy yi. ndax mën nañu jàpp ni Chaka Babs dafay dakkal carrière rappeur ngir concentré wu ci production bi. tey boo sañoon da ngay former yeneen champion donc voilà je pense que loolu moo ñu war ñun dañu yàgg ci milieu hip hop yi tey mun nañu ñun ñooy fondateur hip hop Galsen donc tey bu ñu demee ba am niveau yu ñu ci toll dafay laaj ñu gëstu ñi nga xam ne démb dañu nekkoon ñoo xam ne xëy na ñun seen i référence la ñu woon et puis ñu bëgg musique bi noonu am yoon bu ñu ci bëgg a dem c'est normal que ñun ñu gungewaale leen xool aussi talent yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu yëkkati leen parce que pour man loolu mooy njëriñ bi mun ñu nekk ci hip hop bi pendant plus de 30 ans dem ba ñaan léegi ñu war a bàyyi te tey amuñu kenn ku ñu formé wala amuñu tey benn jeune talent boo xam ne may nañ ko chance pour mu jóg pour mën a egg fi ñu egg wala boog mu dépassé ñu donc loolu ça va avec la musique mun nga nekk artiste musicien en même temps nekk producteur donc voilà loolu moo war a ma instegoon label Canal 4 production pour en même temps sama carrière mais aussi xool les jeunes talents ñi nga xam ne ñu ngi fi aussi am nañu dara am nañu potentiel bi et puis ñu mun leen épauler tamit ñoom tam ñu mun a génn parce que je pense que affaire yi loolu la. Chaka Babs yaa nekkoon suñu gan tey ñu ngi lay jaajëfal.
di la jaajëfal bu baax a baax yow tamit Mamadou Sow Midi Culture ñu xooli li yéenekaay yi xëye tey. li si yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck. Sori Kaba dàq nañ ko cey mim réew Moustapha Ka dàq nañ ko cey mim réew Samba Ndiaye Seck dàq nañ ko cey mim réew ki koy jiite président Macky Sall la tudd dogal yooyu yëpp moo ko jël ubbi l'Observateur journal bi 15 angle corniche bi ne tey laa leen di faram-fàcceel la tax ku nekk ci ñoom ñett ñàngal génne yatukel gàll ko ci kawam Sori Kaba ba fii moo nekkoon directeur des Sénégalais de l'extérieur ca grand jury di émission buy daw ca rajo Futur Média la toog ne président Macky Sall ci mandaam bu mujj la nekk ndax nag mënatuta am ñetteelu mandat ndax constitution bi mayetu ko tax ñu bëri gis ni kàddoom yooyu moo ko tàbbal ci guuta ba nu tekki ndombal tànkam yéenekaay bi ne Sori Kaba bin ko bëggee dàq yàgg na bëri nay dossier yoo xam ne sax gaa ñi dañ ko doon bloqué ñamu àndaloon te seeni contrat jeex sax mënatu ca woon lu bëri ndax nag ministre Amadou Ba mi ko waroon a lijjanti tegatu ko woon bët la tribune ne Sori Kaba daal dafa joxe xalaatam ci ñetteelu mandat bi président Macky Sall dàq ko Le Soleil ne ba noppi remplacé ko Amadou François Gaye ca direction des Sénégalais de l'extérieur enquête yéenekaay ne lii daal li muy tekki moo di ñetteelu mandat ak mbiri Karim Meïssa Wade kenn waru koo wax ci mim réew rawatina nga bokk ci ëttu président Macky Sall journal bi ne bu weesoo Sori Kaba mi doon wax ci mbiri ñetteelu mandat itam président Macky Sall dàq na Samba Ndiaye Seck mi nekkoon directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé des droits de l'homme et de la bonne gouvernance ak Moustapha Ka mi nekkoon directeur des droits de l'homme l'Observateur ne ñoom ñaari ca Genève lañu waxe ca mbiri Karim Meïssa Wade garde des Sceaux ministre de la justice maître Malick Sall woolu leen déglu leen laataa ñuy dellu seen kër président Macky Sall dàq leen tax Vox Populi fësal ci waxatam nataalu président Macky Sall bu mu màttoo boole kooku di ñàngal ubbil yéenekaay bi journal bi ne président Macky Sall saanam wi mën nanoo wax ni dafa lare teyit képp kuy bañ mu diir la bay boo nga takk ak sunjum wala nga mel ni ku nu béeméer te nag ku ko weddi laajal Moustapha Ka Samba Ndiaye Seck wala Sori Kaba Abdoulaye Gallo Diaw moom ci parti socialiste di PS la bokkit ci coalition Benno Bokk Yaakaar waaye li mu xamle moo di président Macky Sall ci boppam moo leen gën a xam ni mënta weesu ñaari mandat ndax nag cartum réew mi di constitution bi nga xam moo ko tëggaatal boppam ca article 27 ba lanu ca wax moo di la durée du mandat du président de la République est de 5 ans nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs Barthélémy Dias ci biir Vox Populi ne li constitution bi wax leer na te it dëgg la waaye nag président Macky Sall ñetteelu mandat la bëgg te it dafa bëgg la ndëmal xelu askan wi ba noppi dëbbu leen li njaa waaye nag na ko biir ni bés bu ci duggee dina xam ni bés yi góor a koy bay Walf Quotidien ne Macky Sall sax li mu wax dafa leer ubbil yéenekaay bi journal Front de Terre bi ne képp ku fi tudd ñetteelu mandat yatu kelwe dal la ci bopp te loolu nag li muy tekki ñëpp xam nan ko susu aane lu ci man di am daal xel teey na ba noppet dàqub Sori Kaba bi ndax ñetteelu mandat bi mu wax am nag lees waxul yéenekaay bi ne kàddu yu ni mel Seydou Gueye waxoon na ko fi te kenn dàq ko Moustapha Cissé Lo waxoon na ko fi te kenn dàq ko Ismaïla Madior Fall waxoon na ko fi te kenn dàq ko ndeyi mbile gi di président Macky Sall moom ci boppam waxaloon na ko boppam ne élection présidentielle yi doon am ci 2019 bu ko askanu Sénégal falaate ba mu toog ba atum 2024 pare na ci ndax ci ñaari mandat rekk lay yam kon nag bu ko kenn sonalati di ko waxi ñetteelu mandat susu aane waxi démb yi nag ak jëfi tey buñ ko méngale mooy tekki ne am nag lees waxul ciy politique boobee Khalifa Babacar Sall soobu waat na ca gannaaw diir bu yàgg bi mu def ca biir kaso bu Rebeuss taxit daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp maase ni Khalifa Babacar Sall geetaru waat na jato ba noppi taxaw temm bëgg a jaamaarloo ko nguur gi fi nekk ndax nag xaaf nee na tey la gën a fare ci kujje gi te it ca lay des ñun ñu des di wax ne bàyyi sa waar ba mu sës ca ñag ba ndam la waaye it di sàggan ba liy raam jiitu la ca ñag ba màtt fa nit gàcce la lay jural ndax nag fu màtt ba yegg sa tur dina fa yegg te boo moytuwul sa der du fa rafet mu nekkoon li yéen kaay xëye tey ñuy jeexale jotaayu Midi Culture ak wàllu musique tey ñu leen di digtal kon woyu Bril bi mu duppee étudiant loolee nag ñu jële ko ci albumam bi mu mujjee génne duppee ko Suuba ñuy bàyyi xel kon ñenn ci étudiants yi ñu teew